Sall jóg leen ku la jox añ su la lee di nga reer war nga koo gëm te Cheikh Issa Sall benn kàddu la am Mbour jigéen ñëpp gërëm nañu laay ndax gis nañu ni nga leen taxawoo Cheikh Issa Sall de leen ko woowee son excellence de leen ko woowee son excellence yow la 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 président Tall yow la wóolu góor ak jigéen mag ak ndaw nee nañu yaay sunu meer yow la ñu wóolu yow la Mbour nee na yow la ñu tànn Cheikh Issa Sall yow yaay sunu meer yow la Mbour nee na yow la ñu tànn Cheikh Issa Sall yow yaay sunu meer directeur général des ADM talibé Cheikh na Cheikh Sadbou boolewul dara kii wax soxla moo ci gaaw moo ngi ci hôpitaux yi moo ngi ci daara yi jumaa yi social lay dundi ki Cheikh Issa Sall ñoom fal nañu seen bureau ngir lan bëgg a ànd ak ñii ngeen xam ne ñoom ngeen teg zone Sonatel ñu bëgg a ànd ak ñoom liggéey pour que le 23 janvier ñu ne vive Cheikh Issa Sall ñu bàkkoo ko ci buntu kër Mamadou Sow ndax zone Sonatel gii li fi manqué dafa bari te ba mu fi baree nag am na lu ci wàññiku te dara xewagul kon yaakaar naa ne bu neexee dina jeex ndax li tax ñun de buntu kër goo fi gis tey làmp di fa tàkk yàlla ak gor si ba ca sama buntu kër ak yeneen gox baa ngi nii lëndëm sunu gox amul sécurité ñu bëgg poste police ku dem tey ca mairie ba di nga fa fekk pétition waa zone Sonatel keroog ba ko sunu chef de quartier di bind dama ko caa jàppale pour que ñu mën ñoo wutal poste police ndax fii li fi nekk dafa miti ndax ñemewuñoo génn ñemewuñoo def dara bu guddee fu nu guddee la ñuy njëkkante nag dellu si ci koñ bi. man sama parole bi tey jii su may taxaw fii di wax damay wax au nom de la jeunesse de zone Sonatel extension ak zone Sonatel di sant nag di gërëm sama grand frère Mamadou Sow di la naan ñun amuñ sa fay doléance yi yaakaar naa DG xam nga ko bu baax baax ñëpp ñu fi jaar loolu la ñuy wax je lance un appel solennel à la jeunesse jeunes yi bëri nañ fi lool biir zone Sonatel te xam nañ ñu fa demee dañoo bëgg yëf yi changé buñ bëggee mu changé nañu voté bulletin bii nañu teel a jóg amul naan ataaya mais teel a jóg 7h30 mu fekk ñu centre de vote yi ñi voté massivement la coalition Benno Bokk Yaakaar avant midi yëf yi jeex loolu laa amoon ci kaddu. jigéen ñi ñoo gañe géew mi parce que fi mu nekk nii ñoom ñoo fi ëpp te kat jigéen mat naa bàyyee xel parce que suma benn maam moo def mosoon wax ne politique bul fàtte jigéen ñi parce que benn jigéen mooy jël fukki wala téeméer wala ñaari téeméeru tubayu góor ëmb ko ci sërëm bi kon jigéen pneu secours la lu jar a bàyyee xel la xele yi ma leen di gërëm bu baax parce que loo bëgg a yëkkati xele yi ñoo koy jàpp yëkkati ko. lii ma Sow jox nag da lay bëgg a wax ne rek la zone sud a un problème
zone sud lu jóge Mbour Tukulëër Mbour Séeréer kaw ak suuf Gàddaga zone Sonatel teeru Mbaling on a des problèmes te ñun ñi man en tant que adjoint au maire en tant que conseiller municipal je sais ce qui se passe bu nu doon ouvrage bi nga def fii te ouvrage bi ci Promoville ci ak projet d'assainissement bi ci lay am te nga dugal ci sa loxo sow bi sa nawet bu nekk ci biir ndox lay nekk fii day fees ba ci biir kër yi fees te ñoom màgget yi waxuma ko fële ci kaw waxuma ko boulangerie bi waxuma ko ah ñi ngi lay ñaan ñun nag dañu am yaakaar ci yow te ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay li zone Sonatel collège Saint-Esprit fi mu nekk tous les responsables sont là monsieur le maire Louis Etienne est là madame Aïda Ba est là Sow est là je suis là ana ñeneen ñi voilà mu ngoog jeex na tàkk zone sud nag duñ la may dara lañ la dul may dinañ la fal incha allah fal bu rafet mais 3 mois lañ la may nga jublu fii ñoom Pa Amady Ndaw ñii ak ñoom Diba ñii da nga leen di bàyyi da nga leen ne ñu may ñu tuuti ñu noyyi nañu may tuuti ñu noppi on veut un développement rapide bu sap kii nee na 1 mois donc man vraiment duma ci sori damay féliciter Sow pour son engagement ñëw naa fi en tant que conseiller municipal bi ci mbënd mi ma ñëw fi mais li ma leen fekkee sama yaram dafay daw damay dem bu tawatee dootuma ñemee ñëw fii sax di wax ak nit à cause de l'eau de l'enclavement de l'insalubrité bu ñuy naan ndoxu teen la ñuy naan loolu warutul am Mbuur naan ci teen war naa jeex ñàkk courant war naa jeex assainissement war naa jeex fii dafa war a bees te yow lañ ci yaakaar. olof day naan soo xamul ni ngay def sa waay ni mu la def a tax say Issa fii guddil nañu bëccëgal nañu te groupement famille duñu bàyyi ma fenn ku ko woo day ñëw muy guddi muy ngoon wax sa baaxu waay nag du wàññi sa mbaax dara moom dafa baax soo gisee man ma futteeku jàppale ko parce que dafa baax parce que mënoon naa demal sama bopp mënal naa sama bopp xamal naa sama bopp waaye dama ne Cheikh Issa mii lu tax président ak Mbour nu mu toll xam ngeen ne président de la République du Sénégal su demee ba tànn Cheikh Issa Sall au niveau de département Mbour et c'est le plus renseigné ba tànn Cheikh Issa am na yaakaar ci Cheikh Issa kon Cheikh Issa yaakaar bu président am ci yow waa Mbour am ko ci yow waa zone Sonatel am ko ci yow yàlla bu yaakaar boobu tas. bi ñuy ñëw fii fu ñu romb nit ñaa ngi génn di jël fiche bi nga xam ne moom mooy spécimen bi di ko wone loolu li muy wone mooy seeni proximité am na solo am na résultat ngeen continuer ko rek parce que dynamique de victoire boobu dañ ko war a continuer ba au soir du 23 janvier bu ko defee ñu am une victoire éclatante seen comité bi nag spécificité bi mooy centre de vote bu bees la moo tax ñuy demander électeurs yëpp ñi nekk ci quartier bi ñu dem préfecture xool ba xam ndax amuñu ay carte yu bees am déet ku ci am carte bu bees nga changé jël carte bu bees bi pour préparer wu ñëw voter ci loolu y a un travail administratif extrêmement important boo xam ne war nañ ko def jël fichier bi xool ñi fi dëkk xool ñi nga xam ne dañoo changé lieu de vote ñu informer leen sensibiliser leen ñu dem jëli seeni carte électeur mën a voter deuxième chose bi mooy vote bi ñoo xam ne ñaar la da ngay jël nga voter pour mairie bi da ngay jël spécimen bi bu amee ku ko yor fii mu ngi nii marron beige bi ak bopp fas bi moom ngay jël boole ak yeneen ñi nga xam ne destination poubelle laa leen tudde nga yóbbu ko boo duggee ci biir nga def bii ci enveloppe bi nag doo ko tëj doo ko collé da nga koy dugal ci urne bi
yi nga xam ne destination poubelle la nga yóbbu leen ci poubelle bi boo paree nga oññeekuwaat nga jëlaat même chose bi Benno Bokk Yaakaar bopp fas wi mais boobu dañuy def élection départementale nga jëlaat yeneen yi nga xam ne destination poubelle la nga boole leen nga dugg ci urne bi bii destination enveloppe urne yële destination poubelle nga dugal leen ci poubelle bi donc ñaari vote la benn bi pour maire bi benn bi pour le président Saliou Samb conseil départemental bu ñu paree ci ngoon ñu gagné commune yëpp ba pare nag gagné département bi avec la manière bu ñu paree ñu song problème mu dëkk bi zone Sonatel nag yàgg nañ fi ñëw xam nañ bu baax problème yi fi am yëpp problème inondation yi am na benn année boo xam ne ADM dañu amoon 400 millions pour Mbour pour gérer ay inondation ñu demandé municipalité bi pour ñu bindal ñu une lettre requête benn lettre kese pour ñu defal leen drainage eau pluviale zone Sonatel yëpp ba mu jeex une lettre dem na ba bi lettre bi yeexee ma ne sama technicien yi dem leen ngeen anticiper ngeen xool études yi ñu ñëw fi bi ñu defee ñëwee pour def étude ñu boole leen ak benn ki gère travaux yi fii c'est un photographe ñu ànd ñoom ñëw fii zone Sonatel def le tour bi ñu ñëwee Louis Etienne xam ne li may wax bu baax maire Béati Babou xam ne li may wax bi ñu ñëwee même les termes techniques yi ingénieurs yi di wax wala question yi ñuy posé agent maire bi nga xam ne c'est un photographe amul woon possibilité yu jox ay réponses ñu oo ma wax ma ko mën na leen garaawul bàyyi leen ko mu gunge leen te ngeen def seen liggéey ñu def liggéey bi indi ma topp monsieur le maire dimbali ma ci requête bi ñu mën a àggali liggéey bi ba sonn lettre bi ba tey jii jotu ma ko 400 millions yooyu moom moo def drainage u mbaling gi nga xam ne moom la maire Maguette Sène di gérer au niveau de Malicounda monsieur le maire Maguette Sène bi xaalis bi naree dem ci fonds libre si laa ko oo ne ko man de dama amoon benn fonds boo xam ne c'était pour Mbour waaye maire bi nee na su ma ko defaree loolu mooy suicide politique am comme moom carrière politique am moo ko gënal waa Mbour kon te xaalis bi nar na dem fonds libre fonds perdu ma ne ko kon dimbali ma rek nga defal ma benn requête ñu jël kii bi au moins ñu defar ci inondation yi nga xam ne ñoo doon am mbalit ci jour bi ci la Maguette Sène bind lettre bi ànd ak chauffeur bi ñëw moom ci boppam sama bureau jox ma lettre bi ba pare na ma mission bi buy ñëw maa leen di teeru bi mission bi ñëwee moo leen teeru moo ànd ak ñoom moo leen jox añ bi ñuy ñibbi moo leen gunge ba Dakar àndaat ak ñoom en quelques mois Mbaling boo demee foofu amatul inondation alors que foofu bu masaan taw benn taw rek waa village ba yëpp sa école ba lañu daan fanaani loolu moo tax ba tey jii zone Sonatel di jooy problème inondation problème benn signature ak maire boo xam ne carrière politique am moo ko gënal nekkinu askan wi waaye loolu nag maa ngi koy wax léegi honorable député Sira Ndiaye ma ne ko loolu jeex na parce que comme xam nañ ne dynamique de victoire bii moom incha allah yàlla dina ko àggali prévoir nañ lépp pour que incha allah dans quelques mois problème mu ndox eau potable fii ci zone Sonatel problème éclairage ak problème drainage eau pluviale incha allah dinañ ci taxaw ci ni mu gën a rafet. Cheikh Issa nag ma di la wax ne la Dieynaba Sow bi nga laata ñëw fekk na mokkal na sa koñ ndax fii dañu bokk ndey bokk baay bu kenn waxee rek lu kenn Dieynaba wax rek moom la ñëpp wax muy une femme très brave nekk en même temps la coordinatrice des éleveurs ba ñum ñëpp mu def ñu ay éleveurs ñum ñëpp ñu ngi ci biir
di indi ay financement di ñu ko jox financement bu jeex rek nga am beneen bala ngay boobu jeex sax mu indi la beneen ba indil ñu ko financement ministériel. Cheikh nag ma di la wax ne la yow bi ngay ñëw defe naa yaak honorable seen oto moom bu ngeen ko bàyyi woon sax mu ñëwal boppam parce que fii ñaata yoon ngeen fi ñëw ngeen fi ñu am bànneex ñëw ngeen fi ñu am naqar ngeen soutenir ñu mais nag di leen wax ne bi ngeen di ñëw aussi bi ngeen dawalee seen oto gis ngeen difficulté yi fi nekk difficulté yooyu nag moo tax ba man ma taxoo fii dem Salé difficulté bi ci njëkk mooy insécurité gis ngeen ni mu lëndëmee lampe solaire yi amuñu ci donc fii soxla na ñu leeral ko ndax dafay quartier bu nga xam ne fii ngeen yem mi dafa xóot mu nga ba ca dex ga ah di wax ne nag tamit bu doon nawet la aussi du ngeen ñëw parce que man su ma waree natt si fii tous les mardis dama fii natt si mais damay obligé ne bëgg a délégué pour tourner pour wiraat su dee temps nawet la donc inondation sonal na leen. Cheikh Issa ñun dañuy sant d'abord njiitu réew mi bi nga xam ne moo ñu tànnal marchandise boo xam ne fuñ ko jaay du làmb ndax defe naa mënoon nañu tànnal koo xam ne saa yu ñëw ñu ciipatuñu waaye yàlla suturaal nañu defe naa tànneef yi ñu tànn yëpp Mbour moo ci ëpp sens ndax yow dangaa liggéey avant lii kon li Bint wax rek dangaa lal sa lal ba pare rek ñëw jaaxaan yow bu la neexoon sax bul politique ndax yow yaa ko liggéey démb ñu ngi lay ñaanal ñun sax léegi monsieur le maire rek lañ la war a wax monsieur le maire rek lañ la war a woowe di jéggalu nag xam naa ne bu affaire bi commencé ba léegi gisu leen ma damaa nekkoon séminaire depuis les 4 séminaire bi jeexul woo naa madame Samba sax wax ko pour mu jottali ma ko xam ngeen kuy yëngu ci élevage moom amul jot séminaire bi sax suba la war a jeex mais dama leen ne damay recevoir suma leader su yaboo ngeen bañ maa jox diplôme waaye man damay dem Mbour ndax yaa ma ko jaral Siré Ndiaye mii bi ma duggee ci APR moom laa njëkk xamante muy xale bu baax te defe naa bu ñaawoon tey du ñu jàkkaarloo nii kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la wax rek nag waa zone Sonatel ñu ngi nii groupement femmes yaa ngi nii jeunes yaa ngi nii maire yaa ngi nii di teel a xëy di guddee wàcc di bëgg ku leen jàppale lool gis nga suñu koñ bi ni mu leen demee su tawee dootuñu génn amuñu oto mbalit dangay fay saret léeg-léeg nga toog weer gisoo borom saret ba sa kër di mujjee xeeñ ku fi dugg naan dangaa salte fekk salte woo te dangay fay saret bi te xam naa ne ñun moom macha allah suñu coono jeex na. donc Cheikh Issa Sall wax ci moom da doon problème parce que pour man jarloon sax muy bind programme parce que Cheikh Issa Sall rek programme la ci naka moom moo yor ADM te ku ne ADM xam ne wax ni docteuru mairie yi nag yow booy ut maire soxlawut beneen maire bu dul moom donc am na xam-xam bi parce que profilu Cheikh Issa rek pour man bu ñuy doon di xool tous les maires yi dem ci élection locale yi ñu teg ko sur table Cheikh Issa moo am profil bu gën te man waxoon naa ko une fois à la Braise nee naa ko man damay bokk ci ñi lay fal li jot a xew avant élection jàll na li am solo mooy lii di ñëw te lii di ñëw mooy lan fal ko avec la manière pas falantu ko de fal ko avec la manière di nga opposition bi nekk Mbour di dóore di xase c'est le moment ñu jàpp leen ci élection yi le 23 doo leen dóor yi metti dóor yoo xamante ne du ñu amati fit ñëw taxaw bii Mbour naa dañuy militer wala dañuy def quoi que ce soit mais te mun moo wax te bañ a waxal waa zone Sonatel li ñu ma yebal ci yow ay doléance la parce que yaa ngi koñ boo xamante ne boo xoolee fële ba sa perte de vue doo gis dara ndax lëndëm électrification wu zone Sonatel dafa sooxee nu baax a baax donc ma lay ñaan te xam naa ne incha allahu rabi yow yaay dooni maire nga taxawu zone Sonatel nu baax a baax dafa leen ay lampe agression yi bëri na fi parce que amul sécurité donc li ñu lay demandé mooy bu fekkee mën na nekk te xam naa ne yow mi mën nga ko def mooy un poste de police parce que tamit agression yi dañuy sonal fii kenn nekkul en sécurité donc ñu lay ñaan poste de police je pense que am na benn terrain bu ñu allié woon fee ci kaw pour poste de police donc bu fekkee te loolu mën nañu koo matérialiser dañ ciy gën a kontaan di la ñaan aussi tamit ndox mi parce que sànq famille nga doon wax zone Sonatel extension amul ndox les femmes foofu noonu ndoxu teen la ñuy naan ba léegi donc ça veut dire que zone Sonatel y a que des problèmes. am nañ chance lool bi ñu amee ci zone bi ku mel ni Dieynaba Sow
yàgg nañ ñëw fii ci moom yàgg nañ ko seet si xam nañ nu mu imprégné woo ci problème mu quartier bi xam nañ nu mu impliqué woo ci recherche de solution ci problème mu quartier bi xam nañ nu mu intégré femmes yi nu mu intégré jeunes yi di ànd ak ñoom di yëkkateendoo di tegandoo ba pare nag non seulement mu nekk responsable bu mag ci APR bokk ci ñi nga xam ne ñoo samp APR mais également ci secteur bi ñu naan élevage mu fay jouer rôle bu am solo aussi bien au niveau de la commune que dans le département donc loolu buñ ko amee ci quartier bi mu yàgg taxaw jigéen ñi ak seeni problème dañ ci sant yàlla bu baax mu nekk fii nag ak doomam ak xaritam Kaba Diaw bi nga xam ne vraiment moom tamit ci jeunes yi Mbour am yaakaar ci ñoom moom ci la bokk li ci des nag mooy ñu continuer dynamique de victoire boobu waaye yéen nag da ngeen am ci mbir mi responsabilité boo xam ne kenn amu ko mooy da ngeen yor centre de vote bu bees tax li ma doon wax léegi fële il faut que yéen tamit ci proximité yi ci tee débat yi ci sensibilisation yi ngeen wax waa quartier bi na ñoom ñëpp nañ dem préfecture ñu xool ba xam na seen carte yi bokkul ci carte yu bees yi bu ne amee fichier bi tamit ngeen mën a dugg ci ku nekk ngeen wax ko fekkee ne dañu war a changer lieu de vote mu teel a dem jëli carte électeur am pour que le 23 incha allah à 7 heures ñu envahir bureau yi voté bu gaaw buñ paree ñu jël oto yi dem ci kër yi jël mag ñi yóbbu leen ñu voté yi bu ñu xëyee suba teel tamit ku ci dem sa centre de vote ñu ne la du fii nga xam ne kon da ngaa bokk mais loolu sax bala moo am na gaa yi dem jële ji rek vraiment balaa élection yi di des 3 jours war na fekk ñëpp jël seeni ngànnaay mais ku ci ak càggante dab ba mel ni wala ngay xaar añ wala ngay xaar reer ba mel ni ndawee ni ba tardé bul tayal mukk dem jëli sa carte dem voté ji loolu mooy li nga xam ne c'est extrêmement important te ñu ngi koy boole ci feuille de route bi nga xam ne comité électoral bi war ngeen ci taxaw war ngeen ci dox bu baax pour que nit ñi dem jëli seen carte yi ñu mën a voter le jour du 23 li ci des nag mooy centre de vote bi comme centre bu bees la te dañ kaa war a bind ci histoire war ngeen fexe ba première score bi nga xam ne moom lañ nar a bind ci histoire bi mu nekk vraiment score bu mémorable mooy fii boo leen amee 95% waaw muy premier score bi nga xam ne mooy jëkk a génn ci centre de vote bi dina doon loo xam ne histoire dina ko retenir te loolu mën na nekk parce que zone Sonatel vraiment xam nañ ne saa bu fi dara xewee buñ gëstoo yéen ñii nga xam ne yéen a nekk ci liste bi yéen a nekk ci coalition bi yéen lañ daan gis kon normalement war na leen a mën a jàppale bu baax. Comité bi c'est une communauté qui mérite d'être aidée, président. Elle est dynamique, elle est forte, elle est très engagée. ma leen wax ne ngeen jàppale Louis Etienne votel Louis Etienne mooy votel Cheikh Issa Sall pour que demain li nga xamante ne moom la ñuy mbëbët loolu mun a am et je pense que pour dem plus loin communauté ecclésiale de base bi on pense même en faire une 4e paroisse dans Mbour et donc ça mérite que demain bu ñu ko érigé en 4e paroisse ñu mun leen a accompagner ba nga xamante ne dinañ doon communauté boo xamante ne dina law comme Sainte Marthe comme Saint-André. Je ne serai pas long donc j'appelle la communauté maïrène à voter massivement le président Cheikh Issa Sall pour que le 23 janvier qu'on gagne largement au niveau de la zone Sonatel. ñun ci njabootu Sainte Marthe la ñu bokk communauté ecclésiale de base mooy loo xam ni dafa dajale ay njabootu chrétien yu bëri ci benn gox ah ñu di ko wax une communauté catholique ñu ngi basé wu ñu ngi bokk ci njabootu Sainte Marthe ki ñu jiite mooy curé bi nekk Sainte Marthe fu mu nekk nii xam na ne tey dañuy am ci ay gan mooy yéen donc il est au courant de ce qui se passe ici voilà ñi doon wax sànq njëkk a wax ne ñu ngi jégalu baal leen wax baal nañu leen on est ensemble
et su ma sañoon sax laata ñu doon commencer dañ doon commencer ci benn prière waaw ku nekk ñaan ci confession bu mu bokk ñu ñaan ngir suñu candidat bi lu muy yóotu mu jot ko waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla loolu bu baax a baax ci suñu célébration yi dinañ ko ñaanal ngir mu am lu mu bëgg yor ji bi la mairie di ko doxal indil ñu ay saafara ci suñu jafe-jafe yi. fii moom mënuñ fi woon bañ a ñëw parce que wax naa ko léegi ci zone sud surtout zone sud le département de Mbour en général mais zone sud particularité bi mooy ni ñuy vivre en communion entre les ethnies et entre les religions Mbour séeréer am na fi Mbour tukulóor am na fi Mbour móor am na fi les wolof sont là les joola ak yeneen lépp ñu ngi fi mais dañuy vivre en symbiose vivre en communion et en parfaite entente loolu ñëpp xam nañ ko ci zone sud te buñ ñëwee fii tamit gis nañ ko fi zone sud musulman yaa ngi fi chrétien yaa ngi fi mais dañuy vivre dans la paix dans la concorde ak dans la fraternité loolu tamit nekkaat lu am solo moo tax bi ñuy ñëw fii le comité électoral proposé ñu ne dañ gis jigéen ñi dañ gis jeunes yi waaye bëgg na également ñu gis les communautés religieuses ñu jël benn mosquée jël fi nga xam ne Saint-Marie de l'Univers chapelle bi loolu def naa ne lu am solo la d'autant que sur notre liste surtout zone bi y a Louis Etienne bi nga xam ne mu ngi ci nga xam ne dafa bokk ci yéen Anne Françoise mu ngi fii bi ñuy dem paroisse Saint-André moom lañu àndaloon il y a quelques jours il y a quelques semaines wala il y a quelques mois ci JMJ yi moi j'y étais avec Virginie ak ñooy ñëpp loolu yëpp dafay wane ne ñun dañu accorder une importance capitale à la religion parce que tamit loolu mooy forger éducation wu mbuuruwaay yi loolu mooy forger éducation wu sénégalais yi kon ñu ngi leen di sargal bu baax nag ci effort yi ngeen def yëpp pour entretenir parquet bi église bi chapelle bi pour permettre aux pratiquants kilomètres yi ñu naroon déplacé wu avec àdduna bi léegi nu mbir yi chéré pour mën a dem Sainte Marthe wala dem feneen mais ngeen rapprocher leen seen lieu de prière yi loolu tamit lu am solo la ni nga ko waxee peut-être développement wu démographique bi croissance démographique bi dem na ba léegi mu ngi commencé nag di dépasser chapelle bi loolu tamit loolu lañ ci nekk incha allah dinañ ci ànd ak yéen ba nga xam ne li ngeen buggal population bi li ngeen buggal les pratiquants li ngeen buggal la communauté chrétienne di ngeen ko mën a réaliser si nu mu gën a baaxee. Big Boss aka Dour from Harlem City gang ak fi réew mi toll bur nga jox ma bopp sama xol bi sedd mel na xolu yaayi seex ak fi réew mi toll bur nga jox ñu nopp suñu xol yi sedd mel na xolu yaayi seex yaayi seex xolu yaayi seex yaayi seex xolu yaayi seex Issa yaayi seex xolu yaayi seex yaayi seex xolu yaayi seex Issa waa ndeke mer ni la war a mel lii ko mu metti di nga mer ba dee giñ fi teg di joobul nañ ko ànd ñun ñëpp waxte dee Mbour waroon naa dépassé fii te di nga ko accéléré kenn bëggul nawet joor ndax dafa koy daal di salte ba nga fi teewee ci la xol yëpp daal di dund mbégte bu daw di gestu amul ragal tefes ñoo ngi sa ginnaaw bu ñàkk bu xeex ak ku yor kon dafay gën a ndóol waa golo ku koy dégg naka nopp yëpp dégg Cheikh Issa taal na xolu noonu wowal didu saboor yaay Messi Mbour jombalee par 5 di ko marqué jeunesse bi ñëw la bëgg ku bañ ma ñef koy marakis yaa dàq si ñun lawal deuxième troisième ñu tarxiis ñun ñëpp yow lañ
bàyyi xel moo tax ñu bàyyi mbëkki sant su 11 ginnaaw raay ku seen futur maire Médine Oncat sa tëddoo ku seen futur maire ak fi réew mi toll bur nga jox ñu bopp sama xol bi sedd mel na xolu yaay seex ak fi réew mi toll bur nga jox ñu nopp suñu xol yi sedd mel na xolu yaay seex xolu yaay seex